ziar monde entier mbokku Sénégal mbokku internet yi yéen mbokku Samagal TV tey seen émission waxtaan ñu ngi koy amalee fii ci Guédiawaye Baye Laye nag dañ fi ñëw ci benn bergerie ñu koy wax bergerie Bellevue nag suñu mbokk mi nga xam ne moom moo ko géré muy Demba mi ngi bitim réew waaye dañ fi fekk ki nga xam ne mooy kilifaam di way juróom bu góor mu présenté ñu bergerie bi wax ñu lan mooy bergerie Bellevue ak lan moo fi indi élevage bi kilifa ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant di leen dalal ak jàmm. léegi bergerie bi li ko fi indi. leen rek la terminal la. man Séni Mbaye laa tudd. sama doom moo ko moom. Demba Mbaye la tudd il est en France. est-ce que vous voyez. mën naa wax ne bergerie ñun bu ñu demee ba dugg ci affaire xar yi sax. bu dugg ci affaire xar yi sama frère bële xam ne ñoo bokk ndey ak baay mag moom. mën naa wax ne presque moom moo ñu ci dugal. ndax man mii di wax ak yow man la mayoon xar bu góor. dégg nga. ne ma cette année si moo xam naa doo jënd xar tabaski. naa la may xar bu góor mu may ma xar bu góor ma jël xar bi teg ko fii mu nekk mboote bu ndaw. man daaw ma sax yéeg fii femme bi moo doon yéeg di ko jox ay desitu ceeb ak yu ma xam ba benn jour. mu ne doo yéeg xool sa xar bi ma yéeg xool xar mi mu nekk ponkalum xar moo xam ne. far juste mois bi ci tegu ci laa waroon voyager nag pour aller en France. ci Demba mi. bi ma voyager dem ma ne ko mais yow boo gisee xar mi ma sa pa altine may. ni mu toll léegi. muy ma papa man daal dinaa dugg ci affaire xar quoi parce que li ma wóor mooy bu ma amee xar bu jigéen du ñàkk ne xar boobu dina ko mën a tëbb mu am yeneen doom quoi. ma ne ko ah bon mu ne ko léegi nag li ko gën a yokk encore moom mooy moom ki ma ko tuddee. suñu grand frère mag yi moom xar rek la doon dundee bañ na ko ba dafa amoon pliant boo xam ne ci biir xar yi la koy teg fa lay toog. léegi nag goos bi màggee foofu buy sangay xar dimanche bi woo ko booy bi di ko jàppale. goos bi dem ba ci biir moom tamit nag léegi xam naa ne li ñu naan nit ki boo ko tuddee doom rek. muy demba mu am lu mu jël ci moom. moom tamit vise bo loolu jàpp ko. léegi nag bi ma dekkee foofu ci moom en France. parce que dama fa demoon vacances. muy man daal comme am nga xar bu góor bu baax foofu dama war a woo sam pa altine lijjanti ci moom benn xar bu jigéen. mën na wax na jaay ko sax ndax xam nga ni laadum ko la ko jaayee 300 000 rek ay 250 000 kooku loolu du jaay kooku bi mu ko téléphoné wax ko mu ne ko léegi da nga may jox dinaa la jox xar bu jigéen bi mooy xar bii moom mooy mën naa wax ne mooy ndeyu gétt bi sax moom moo fi jiitu bi mu ñëwee nag léegi foofu la affaire yi commencé nag parce que moom mën naa wax ne moom mooy comme mooy ndeyu gétt bi daanaka xar ci bari fii sax moom moo leen jur parce que vous voyez ce qui veut dire donc fii bu ñu demee ñun ba dugg ci affaire xar yi kii moo tax mën naa wax ne moom la waaw moom la tax moom vraiment moom lañ ko war a gërëmee moom lañ ko war a santé parce que moom moo may xar moom moo wëlbati ko également mën naa waxu du ma wax sax jaay jox sama doom bu sama doom bële xar mi ci xar mu jigéen mi ba xar moom léegi moom moo indi lii voilà mais yow mi nga xam ne yaa fi nekk ba après da nga jóge France ñëw toog waaw comment naka la toppatoo bi demee gérer bi bon bi ma ñëwee bon y avait pas encore beaucoup de moutons bareeguñu woon bon y avait à peu près 2 ou 3 yooyu 2 ñoo fi nekkoon boobu xar mi sax amagul doom est-ce que vous voyez léegi nag ci laa commencé bu ma xëyee le matin avant may liggéey ma ñëw moo may leen ndox defaral leen ngooñ ak tuuti ripaas après ma dem ba yàlla def léegi xar mu dem moom xar mi dem ba am doom bi mu demee ba am doom nag moom ci boppam dem ba mu ñëw fi vacances bi mu fi ñëwee vacances nag daal di ne xaaral ma dem seeti duggante nag ak les grands éleveurs là tel que Djibril Wade. war ngeen dégg turam mu nekk Kër Massar sama papa baax waaw kay émission yi am solo mu dem ci Djibril Wade Djibril Wade boobu jox ko fa jële fa benn femelle waaw moom xam na généalogie femelle boobu sax femelle boobu nag moo jur kii ak ki nekk ci sama beneen doom bu jigéen lañ ko jox waaw mais moom daf leen a jur ba pare après daanu quoi waaw ñaari doom rek la fi am waaw moom ñaari doom rek la fi am ñaari doom la fi am daal di mais bi mu ñëw dafa indaale woon doom bu góor. waaw d'accord doom bu góor bi def naa moom mooy surtout xaw ma ci descendant Bachir. moom dina ko xam. Demba day dugg léegi après moom dina expliquer. voilà très bien. voilà léegi nag xar moom mu indaale woon nag léegi. xar bu jigéen moom mu jur ñi indaale woon na doom bu góor bu nag moom moo màgg mu tamit ponkal nag am mu jur xar yi. loolu moo indi élevage bi tey affaire yi egsi ba fii. mais boobaak léegi yow moom bu fi nekkul est-ce que yow da ngay yar rek di toppatoo wala parfois di nga def ci transaction di jënd ak jaay yooyu. jënd ak jaay bi daanaka même bu fekkente nañ ko war a def aussi c'est en collaboration avec lui. waaw parce que nag bon doom nawle la. waaw moom yëfam bon bu fekkente dañoo war a jaay ak yu mel noonu tamit wala gis koo xam ne kii bëgg na mu ñëw ne dafa bëgg xar. bon ma oo ko ñu waxtaan ci bu ñu juboo ak moom bu fekkee ne mën nañ ko jaay ñu jaay ko. noonu lay demee quoi. d'accord waaw kon waaw léegi lañ ngay wax Bachir après nga tëj jox ma sa frère bi. Bachir Dembal la koy wax. waaw li ma koy wax kay xanaa xëy na peut-être
man dootuma jëndati xaru tabaski. oui laa ko jëkk wax waaw dootuma jëndati xaru tabaski moom. parce que du ma may xar sama biir kër yu toll nii may wël bis man damay wëri ay xarum tabaski. mais maal yi nag parfois maal yi pour liggéey la de xanaa mu jëlee poosam jëndal la. moom nag moom pour moom problème moom xare mi kenn du ko laal. waaw kon da lay jëndal. waaw daf may jëndal kay. jeex na waaw ok kon merci tout le monde. en tout cas xam naa ne moom ce qu'il faut. waaw lii wóor daal moom mooy. am na nag koo xam ne kii moom daf ko jël spécialement. parce que xam na ne bon man yenn saa yi xëy na peut-être sama jot du ko kiyee. da ko jël Assane moom moo fi nekk moo dëkk ci néeg bële. moom mooy xëy mooy toppatoo mooy sang mooy jox lekk yëpp moo koy def quoi. waaw léegi nag bu fekkee ne am na vraiment koo xam ne kii ne moom jar naa gërëm jar naa sant mooy kii ndax moom daanaka lépp moom mën naa xam ne moo ci dugal. waaw moom moo ci dugal moom bañ na ko ba këram sax am na xar comme am na ay xar la doon yar moom. lay yar moom incha allah mën naa xam ne moo ko ci dugal daal. ok voilà kon ñu ngi lay gërëm góor gi. amul benn bu ko defee après ñu duggal Demba moom dina def vidéo wax ñu mu gën a yaatal ci bergerie. d'accord ñu ngi dalalaat keneen ki nga xam ne mooy mag ci waajuru Demba moom mi nga xam ne peut-être moom moo dugal Demba ci élevage kilifa gi na nga def. maa ngi fi rek sant bu baax a baax. tur bi nan la. Altine Mbaye laa tudd. waaw man frère laa ci kii bàyyi laa ci moom aussi. waaw yow dafa naa éleveur nga. waaw man maa ngi commencé éleveur bon avant tout bon soo gisee sax ma lay wax sama fonction c'est par rapport à Djibi Wane. ok parce que Djibi Wane c'est un collègue à moi. ah d'accord waaw man j'étais douanier. ok bon bi ma élevage man maa ngi ci dugg en 2009. dëgg la en 2009 laa dugg ci élevage sama premier xar maa ngi ko jëndee ci Cheikh Diop. Cheikh Diop non du Rochette mais si Kab Mbaaw l'enseignant là ci moom laa njëkk a jëndee sama xar sama première mbote. waaw en 2009 mooy ci élection municipale yooyu amoon. ci laa démarré quoi. tey ñu gis Demba ni yow yaa ko gën a motivé pour mu dugg ci xar naka la demee. bon Demba moom xam nga comme ni ko kii waxee papaam bon suñu grand frère bi moom dafa bëggoon xar. léegi Demba mu fa daan dem di ko sangal ak yooyu bon ci la xam naa ci la ko virus bi duggee léegi bi mu ñëwee gis samay xar nag aussi affaire bi gën ko intéressé. ma ne ko nag il faut nga lancer wu ci. parce que élevage bala muy neex nga dugg ci quand tu es jeune. mooy dàq quoi boo ci duggee bi nga nekkee xale. boo demee bala ngay nekk mag bon li nga ci bëgg lépp di nga ko am. parce que fi mu ne nii boo seetee Demba jaayagul. waaw comme man par rapport ak man li ma jaay man xaw ma nu mu toll. mais moom jaayagul mais am na âge boo xam ne bu fa eggee bu ko neexee jaay lu mu bëggee. waaw looloo tax ci production ngeen toll. moom ci production la toll moom. ci la toll quoi waaw moom laay wax man ngay wax ngay verdi voilà c'est ça. kon yow fu ñëw sa kër. waaw xool lu fa nekk incha allah kon yow noo gisee comme yàgg nga ci 2009 moom peut-être 10 ans d'écart. nan nga gisee moom fu mu toll. non man ni ma ko gisee moom franchement am na amour te am na départ bu baax parce que sujet yu mu yore nii. man bi muy def li mu fi mu toll nii. man bi ma fi tollee aw ma woon sujet yu mel nii. waaw donc moom am na départ bu vraiment bu extraordinaire. et su continuer xam naa ne éleveurs yi wax fi nekk fii yëpp moo leen gën a départ. waaw parce que man sujet yi ma gis nii bon vraiment c'est extraordinaire. te aussi benn affaire am na si man li ma koy wax toujours peut-être nag xaw ko gëm. parce que man du ma basé wu carrément ci 100 tel rek. ne ci laay liggéey. parce que waa jooju ni mu def ba am 100 boobu. man war naa mën a liggéey ba génne 100 boo xam dañ koy tudd. waaw parce que tey jii boo toogoon tey ne ma galactique mais galactique waaye borom dafa liggéey. dafa liggéey ba génne galactique. mais nag ça ne veut pas dire que rek galactique la rek man damay dem liggéey ci galactique damay fexe liggéey lu mel ni galactique. man loolu mooy sama vision man ci élevage. innover quoi. waaw damay innover voilà. parce que man damay jël fii def fii xool sama ñi may composé génne li ma bëgg. dëgg la c'est la preuve boo ñëwee sama kër di nga xam li ma la wax. incha allah waaw mais moom xam naa ne peut-être que dafa yore esprit xale moo tax mais li ma ko wax nii noonu la nit ki da ngay gëm sa bopp. parce que man sujet yu ma gis fii am na combinaison yu muy def yoo xam mën na génne xar yoo xam dañ leen di coow. dëgg la loolu la quoi. mais kon à peu près yow pour yow fekk combien d'années la war a mën a commencer na nekk digg élevage def commercial. Ibra s'il continue man li ma gis fii ci ay femelles. normalement dans un an. dans un an su ko neexee mu jaay lu ko commencé jaay waaw. parce que nag dafa bëgg xar. waaw loolu bari na ci éleveurs yi nag problème. bari na ci éleveurs yoo xam ne ñu tiimtee xar yi. voilà lu ñu leen bëgg a jaay. loolu la bari na ci. xam nga man fi ma amee différence ak moom man nee naa la man samay xar ci lay tabaskee man. man samay xar man ay maal yu. baax ngay tabaski. waaw mais xar sax boo leen tegee ci balance lu mu dee mot nañ 130. man yooyu laay tab sama waa kër sax tàmm nañ ko. kii sax léegi c'est la même chose. jabaram yooyu rek la bëgg. laadum boo xamee ne laadum. non du ma yor xar yu toll nii nag di tabaski ay xar yu ndaw. non loolu moo amul sens ndax pour loolu la. dëgg yàlla. à part ça yow mi nga xam ni kilifa dernière question bi lay laaj noo gisee élevage au Sénégal ak tabaski lan lañ ci war a yokkaat lan lañ ci war a defaraat. man daal élevage ni ma ko gisee fi mu nekk nii
élevage bi moom mi ngi ci yoon bu baax. lenn rek moo ci des mooy aliment bi daal la gars yi war a wàññiwaat ba mu yomb. ngooñ mi ñu wàññi ko fexe nu ñu ko wàññee. waaw voilà nekk à la portée de tout le monde. waaw parce que tabaski day jot nga gis gars yi bu génnee xaram. ba pare aussi lenn la aussi élevage bi dafa nekk kii boo xam ne dafa mel ni genre lobby. dafa am ñu ko accaparé wu. de telle sorte que ñoom ci seen biir ñooy jaayante de telle sorte que di nga gis ku nekk ci biti sax gën leen xar. waaw gën leen ay xar foofu mais duñ ko xam. waaw parce que man tey jii boo ñëwoon sama kër man maa ngi faak benn jeune. loolu moo tax Samagal TV yu mel ni ñu jug pour wane élevage bi nga xam ne mi ngi ci ruq bi. man maa ngi ak sama kër jeune mâle boo xam ne moom Demba mii. boo ko laajee dina la ko wax boo ko nee Assane Sakho mi ngi ci 4e mois am mais tey yow boo duggoon sama kër tey jii da nga koy bëgg. kon pourtant maa ko travaillé. incha allah dañ fi kon ñu ngi lay gërëm di la sant léegi gis nga mbokk Samagal ñu ngi ñëw fii ci bergerie Bellevue léegi dañuy dugal Demba mu ñëw wax ñu moom naka la ndax mu tuddee bergerie Bellevue présenté ñu bergerie bi wax ñu lan moo ko duggee ci élevage passion bi comme ni ko gars yi waxee moom mu gën ñu leeral kon Demba ñu ngi lay déglu fii ci Samagal TV merci. asalaamaaleykum Cissé Dia ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci invitation bi donc di ko rafetlu trop donc di nuyu képp ku seetaan sa émission di wax ni émission bi wax dëgg yàlla rafet na te yaa ngi wane bu baax xaru gaay yi di jëmale aussi élevage laadum bi ci kanam donc waaw man maa ngi présenté wu maa ngi tudd Demba Mbaye maa ngi dëkk Géejawaay sama waajur bu góor mu ngi dëkk Baylaay ci wetu Jàqe Murid bi donc bergerie bi fa la nekk ñu ngi koy tuddee bergerie Bellevue donc sa question nan laa def ba dugg ci laadum yi d'ailleurs damay commencer par lu tax xar yi ma dugg ci boo xoolee ku ñu ma tuddee moom mu ngi dëkkoon aussi Géejawaay moom sama magu papa bu góor la woon yàlla na ko yàlla xaare àjjana te yërëm ko donc policier la koñ bi foofu mu dëkkoon ñëpp xamee woon nañ ko ay yar ay xar bali la doon yar ay tirabeer aussi doon na ko yar doon na yar daal façon animaux boo xam te ne nii mën nañ ko domestiquer doon na leen yar léegi nag da doon def chaque week-end man su ma jàngiwul rek defuma dara mu woo ma jàppale ko mu sang xar yi wala mu defar gétt gi donc xam naa ni daal virus bi peut-être foofu la ma duggee te tamit dañ naan ku ñu la tuddee nga jël ci moom juróom-ñaari jikko xam naa ni jikko jooju ci yar gi dama ko ci jël lu bëree bëri léegi donc suñu waajur bu góor nag moom bëggul woon trop ñu dugg ci affaire yar yi parce que bañ nekkee xale dafa bañoon mu jàqal ñu suñu jàng mën nañu boo leen jàngee pare après loolu leen bëgg def ngeen def ko donc ba ma jàngee ba pare nag fekk mu fekk ma fii France après moom tamit mu fekk ko fi mu ñëw fi ci laa ko woo ne ko dama bëgg a dugg ci yar yi xar yi parce que loo xam te ni bëgg naa ko quoi même malgré le fait que nekkuma Sénégal mu ne ma loolu du benn problème léegi ci la yëkkati téléphone am woo raqam bu góor boo xam te ni moom it day yar xar cité Sofraco Guédiawaye donc ci la ma njëkk a jëndalee benn sëtu boy séeréer bu jigéen léegi après ba mu ko jëndee ci la ñëw këram tabax fa benn enclos ci kaw donc dugal fa xar bi di ko yor noonu daal laa tàmbalee ba yeneen xar yu ma yor léegi nii. waaw Cissé Dia donc 2015 ba ma recruter sëtu boy séeréer bi dama toog 1 an et demi quasiment 2 ans après ci laa ñëw Sénégal visiter bergerie Pa Djibril Wade tam nekk Kër Massar sama papa bu baax d'ailleurs maa ngi profité di ko remercier waale ci émission bi ci la ma joxee benn doomu boy naar fekk ma croisé woon ko ak benn maal bu mu yoroon maal bi mu ngi tudd Erdogan di doomu Balla Maysa di sëtu Tahir ak Bachir mu jur benn doom bu góor doom bi ma tuddee ko Tayib donc mook yaay ji ñu ñëw sama kër ba ñu ñëwee sama kër yaay ji ma croisé ko ak benn sëtu Sitting Bull moom te ne sama rakk papa bu yar Sofraco moom moo ko yoroon mu jural ma benn doom bu góor ak doom bu jigéen donc doom bu góor bi ma jël ko jox ko sama benn grande sœur bu jigéen moom mu ngi kër ga ba léegi moom dama ko def relève pour femelle pour am benn base femelle bu baax après doom bu góor bi Tayib boobu may wax di doom Erdogan bi ci laa jël ma boole kaak surtout boy séeréer bi d'ailleurs jural na ma fa aussi ay xar am naa ci aussi ay femelles après ma toog 1 an quasiment 1 an et demi vu que Pa Djibril wax dëgg yàlla doyoon na ma
après ci laa dellu ci moom recruter benn doomu Mbargane donc Mbargane ñëpp xam nañ ko Mbargane aussi di doomu Tahir di sëtu Bachir donc doomam bu jigéen boobu di aussi côté yaayam doomu Fara Wade bokk ci sang macha allah bu Pa Mansour Mbodj léegi ba ma recruter femelle boobu di doomu Mbargane ci laa ñëw ma boole ko ak aussi doomu Erdogan bi Taïb ci li ma jural benn jeune mâle bu ñuy wax Mourid aussi moom tamit mu ngi kër ga que femelle bi mu mujjee recruter daaw laa ko recruter mu ngi tudd Bànneex su ma juumul moo jëloon meilleur agnelle Saladel 2019 sama benn papa bu baax a baax moom tamit maa ngi koy remercier bu tudd Babacar Mbaye dëkk Marinas moom ma ko jox léegi ba ma koy jox nag femelle bi dafa àndoon ak tëb femelle boobu doomu Boy Pire la donc côté Fadam Mbodj la bokk mu jël ko teg jël beneen doomu Fadam Mbodj bu góor aussi teg ko ci femelle bi ñëw kër ga juróom ma fa ay cheikh bu góor ak bu jigéen donc ñoom tamit ñu ngi kër ga en résumé daal boo xoolee kër ga sang yu fa dajaloo mooy sang wu Boy Naar Sitting Bull Boy Séeréer Fadam Mbodj bi ak Bachir sang yooyu daal pour l'instant ci laay liggéeyagum quoi. waaw Cissé Dia donc pour répondre sa question ndax mës naa participer foire mësuma participer foire nag parce que y a toujours problème logistique yu doon posé wu ak le fait que sama waajur bu góor moom muy surveiller xar yi donc yenn coono foire yi bëggumoon trop ma teg ko loolu yokk tax bokk ma ci yenn foire yi quoi mais bokk naa ci 2 associations benn bi muy Reera fekkee ma bu père Djibril Wade présidé boo xam te ne nag bokk naa ci mais je ne suis pas très actif donc di leen jéggalu bu baax ci association boobu léegi deuxième association bu ma bokk mooy CEB donc cercle des éleveurs de la banlieue xam te ne docteur Niang moo ko présidé boobu moom actif naa ci bu baax a baax te vraiment mention spéciale ak waa CEB parce que association la boo xam te ne dafa am esprit familial donc ma profité ci aussi pour mentionner ko ak képp kuy éleveur maa ngi la ci ñaax pour mu dugg ci. Et d'ailleurs am nañu foire début du mois de juin bi donc xam naa incha allah bu yàlla defee ñu yegg ci jàmm bëgg naa ci exposé. waa Cissé Dia donc femelle bi mu ngi tudd Bànneex di doomu Boy Pire di doomu Fadam Mbodj femelle bi sama papa bu baax moo ma ko jox bu tudd Babacar Mbaye mu ngi dëkk Marinas defe naa ci ku tuddee Niang Mballo moo ko yoroon après mu jox ko benn waaye bu tudd Ibou Niang moom nag moo ko jox sama papa bu tudd Babacar Mbaye bi après man ci laa ci jot donc femelle bi su ma juumul moo jëloon deuxième meilleur agnelle Saladel 2019 après man ci laa ci jotee defe naa moom 2 portées la am première portée bi mu ngi amee sama kër papa bi ma leen di wax nii après dafa ñëw sama kër nag jur fa ay cheikh fekk ñu croisé ko ak benn doomu Fadam Mbodj donc Bànneex ba moo ko recruter fekk ñu croisé woon ko ak benn doomu Fadam Mbodj bu nekk kër Pape Babacar Mbaye moom aussi ba mu ñëw kër ga mu jural ma fa ay cheikh bu góor ak bu jigéen bu góor bi ñu ngi ko tuddee Ibra bu jigéen bi ñu tuddee ko Badiane Anta donc ñoom instant yi ñu ngi toll ci 8 mois donc ñoom aussi sama kër lañ juddoo te ñoom it bëgg naa ñu assurer relève bergerie bi quoi. waa Cissé Dia donc femelle bi moom laa tuddee Péronne maa ngi koy jëlee aussi ci père Djibril Wade moom doomu Mbargane la Mbargane di doomu Tahir di sëtu Bachir donc côté yaayam Fara Wade mooy yaayam Fara Wade bokk ci sang macha allah bu Pa Mansour Mbodj moom am na fa nag benn doom bu góor boo xam te ne nii 2 fois Bachir la mu tuddee ko Mourid di sëtu Erdogan di sëtu Mbargane aussi jeune mâle bi mooy Mourid di doomu Péronne donc doomu Mbargane bi moom sëtu Erdogan la Erdogan aussi di doomu Bala Maysa di sëtu Tahir di sëtu Bachir donc boo xoolee Mourid bi moom 2 fois Bachir la boo xoolee femelle bii nii ñu ngi ko tuddee Crest moom ëmbam bii nii moo nar a nekk 2e portée moom femelle bi ma njëkkee jëlee ci Djibi Wade moom moo ko jur donc femelle boobu nekkoon doomu Boy Naar
femelle bi nag papaam côté Sitting Bull la bokk donc moom sama kër la juddoo ba muy juddu sax cheikh la woon cheikh bi nag ci laa jël jox ko sama benn grande sœur moom ma téye ko pour mu assurer relève bergerie bi parce que boobu dafa judd rek après yaayam daanu moo tax ma ne daal moom naa ko téye pour mu nekk fi ba pare moom mën ci liggéey ba peut-être mën ci génnewaat yaayam. donc maal bi ñu ngi ko tuddee woon Tivoli mais waa ju nekk kër ga yor xar yi di ci jàppale paa bi tudd Assane d'ailleurs maa ngi koy remercier bu baax parce que mu ngi may jàppale bu baax a baax ci xar yi te mu ngi ciy def wax dëgg ne yàlla liggéey bu baax te sonn na ci trop moom daal moo jël xar bi rek ne xar bi dof la tuddee ko dof parce que xar bi day jaxase gétt gi ba pare defar tamit xar bi defal ko bagage donc maal bi moom mu ngi nekk sëtu Erdogan benn doomu Erdogan moo yoroon kër ga te tuddoon ko Taïb moom moo ko jur fekk ma croisé woon ko ak femelle bu njëkk a dugg ci bergerie bi mooy sëtu Boy Séeréer bi sama rakku papa bi jox ma ko boo xoolee moom mu ngi toll instant yi nii ci 23 mois. waaw Cissé Dia léegi boo xoolee mooy tëng yu nekk kër ga yooyu yëpp ñoom ay sëtu Erdogan lañ donc doomu Erdogan moo yoroon moom moo leen jur yenn yi kër ga lañ juddoo yenn yi sama kër rakku papa bi fa lañ juddoo après ci laa ko récupéré aussi indi ko kër ga pour garder sang bi et aussi liggéey ci base de femelle boobu léegi waaw muy noonu. waaw mot de la fin bi maa ngi leen di remercier bu baax a baax ci invitation bi ak émission bi jaar na yoon aussi liggéey bi ngeen def rafet na trop di la ñaanal yow ak sa équipe loo leen bëgg ci Samagal TV yàlla defal leen ko yéen a xam seen mbëbët et que pour préciser que aussi émission bi ngeen def nii c'est très important parce que ça donne de la visibilité aux éleveurs donc loolu soxla nañ ko bu baax a baax pour nit ñi aussi sawar ci dugg et de par foire yi ngeen di dem di ko couvrir de par aussi émission yi ngeen di def ci gétt yi donc loolu au nom de tous les éleveurs maa ngi leen ci remercier bu baax a baax yéen daal yal na yàlla def seen Samagal TV bi jëm kanam bu baax incha allah. du ma terminer émission bi aussi te remercier wu ma waa kër ga ñoom jàpp nañ ci élevage bi bu baax a baax te xam ngeen yaru xar dafa metti guddi gi xar bi def bruit nga jug xool mu yeela ci digg nelaw loolu lépp àq la donc maa ngi leen ci masaw bu baax a baax donc di ci remercier sama waajur bu góor bam te sonn na ci trop ak képp ku nekk ci kër ga di profiter waale aussi pour remercier sama papa yu baax yi ñoo xam te ni ñoo mu ci dugal ñoo mu njëkk a jox sujet au tout début donc sama ñetti papa yu ma fi tudd di leen remercier bu baax a baax donc ñoom tamit yàlla may gudd fan ñu nekk suñu kanam ba ci kanam incha allah di ñu mën a conseiller aussi ci élevage bi di remercier aussi en particulier suñu ñaari waay yoo xam te ne ñoo nekk kër ga jàpp ci élevage bi muy Assane ak Abdou ñoom ñoo fa nekk quasiment au quotidien di toppatoo xar yi di leen xont donc di xool aussi seen santé te loolu c'est très important aussi ci élevage laa dugg donc maa ngi leen di dédié émission bi donc di leen remercier bu baax a baax donc jërëjëf Francis Dia jërëjëf.